seen émission diisoo amaan mbégte am ganeen gan ci waxtaan wi ngir waxtaane réew mi ak tolluwaay bi gan gi du ñàkk bu nuyoog moom ñu bari Sénégal xam ko muy le ministre d'État monsieur Habib Sy monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. Modou Mbacké ñu ngi lay nuyu di nuyu seen kilifa di nuyu Sénégal yëpp di leen sargal ci at mu bees mi di ñaan yàlla dolli ci jàmm Sénégal def fi xéewal te gën a barkeel suñu réew. amiin tabarakallah sunu gan ni ma ko waxee sànq ministre d'État Habib Sy doon ministre ay yoon jamono président Abdoulaye Wade lu ko jiitu Habib Sy mi ngi génn ENAM 1983 di commissaire aux enquêtes économiques mu doon koo xamante ni bi dugg na ci politique ànd na président Wade ba tey jii tey maintenant wax ne da nga créé parti politique depuis juillet 2017 bi nga démissionné ci PDS mais d'abord bala ñuy ñëw ci bilan 6 ans président Sall au pouvoir monsieur le ministre d'État yow ci sa bopp da nga nekkoon ak président Wade def 25 ans ci opposition bi def 12 ans ci pouvoir bi tey ngeen defaat 6 ans bientôt ci opposition bi monsieur le ministre nooy tënkee bilan juróom-benni atu opposant bi nga doon en tant que mos a occupé lu bari ci ay poste ci kaw état bu Sénégal. xam nga pour def bilan ñi nga xam ne ñoo fi toog danañu jafe lool ndaxte d'abord nekkuñu ci biir am na loo xam ne dañuy ump. kon li nga xam ne moom la ñu mën a tënk ci seen bilan mooy ñun li nga xam ne moom lañ ne jaxran ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkk ak li ñu gis ak la ñuy wax. naam nit mënul toog yorem réew juróom-benni at nga ne liggéeyu fa dara loolu day xaw a niroog mbiru naafiq naam gis nañ ne ñi ngi def ñi ngi jéem tim waane li nga xam ne da ciy sooxee dafa bari ndaxte loo mën a def te askan wi di wax ne ñoom gisuñ ci seen bopp bilan boobu dafay xaw a doy waar boo tabaxee tali defar ay école fab xaalis sax di am noo koy joxee nit ñi ba pare la ëpp ci askan wi di yuuxu kooku war nga taxawaat seetal sa bopp dafa mel ne loolu moo dal ñi nga xam ne ñoo fi nekk. daañu ci ñëw léegi. ci président Macky Sall juróom-benni at mais bu ñu wàccaatee yow en tant que ku occupé ay postes yu bari ni ab ministère ci Sénégal ak président Wade 2012 le Sénégalais yi soppi mu am alternance président Sall Sénégalais yi fal ko président Wade Sénégal ni ko gàcce ngalamaa yow juróom-benni at yooyu 2012 ba 2017 juróomi at ak ay weer naka la Habib Sy nekk dundee opposant googu mu doon tey. lii loo xam ne man dama koo tàmm man ba ma nekkee ndaw 1974 xam naa boobu ju dooguloo laa nekkoon lycée fédéral bu dugg parti démocratique sénégalais nekk ak Abdoulaye Wade ba yàlla yóbbu ko pouvoir ma daa ànd ak moom di campagne électorale nekk étudiant bi ma ñu gën a marqué mooy campagne 1978 boobu maa ngi nekk étudiant fu nekk ñu wër fa dem Casamance et cetera moom fu njëkk a yóbbu ma génne école bi gën a mag ci Sénégal muy ENAM nekk benn man maay doon diplômé bu génn ENAM ñemee dem militer opposition amul nekk en activité nekk administration dem militer opposition benn ci Sénégal la Habib Sy doon ñaar du ñett nit ñi naan damaa dof ak yu kenn xamut. justement daañu wax loolu ndax génne ENAM dugg ci opposition bi ci nga woon a xalaat ni naa nekk ànd ak pouvoir ngir am pasu liggéeyukaay xëy na loolu lan moo nekkoon motif bi d'abord sax ngir dugg ci politique bi lan moo la poussé woon. déjà en 1971 grève 71 bi fekkoon na ñu ma nekk lycée commencé di bañ boobu dañ doon seet koo xam ne kii daal yaakaar nañ ne moo mën a yore réew mi. ma nekkoon internat d'ailleurs lycée fédéral mais grève boobu nga xam ne bokkoon naa ci 1971 te dañ ma njëkk a jàppee tëj kaso. bon maa ngi xale bu ndaw. 111 waaw fekk may bañ. ma jógee fa dugg PDS 1974 bi nga xamee ne Abdoulaye Wade ñëw na Ndar ñëw après Dakar ma fi ñëwee 1976 nekk université faculté de droit continuer di militer opposition Abdoulaye Wade fasciné ma nag parce que ñu gëmoon parce que d'abord man bi ma nekkee lycée
sama xarit yu bëri dañu doon dem nekk ay communistes ay marxistes et cetera. moo xewoon temps boobu. parce que boobu ku mel ne Sémou Pathé Gueye yàlla na ko yàlla yërëm. moo doon suñu professeur de philosophie. xale yëpp riir wuti ko ba mu des man. alors ñu nekk ci loolu ba ma ñëw fii Dakar continuer ànd ak ñoom Serigne Diop ñoom Ablaye Faye ñoom Suzanne Sanokho. ñoom Joseph Ndong et cetera ñu nekk ci PDS. ba ñoom Ousmane Ngom fekk ñoom ñu dem jàngi Paris et cetera. ba 1981 ma am sama maîtrise dugg ENAM. bon ma duggee ENAM nag après ma génn nekk commissaire aux enquêtes économiques. ñu affecté ma may damay Kolda Tamba am fa ay affaires yu xaw a jafe Sénégal yu xaw a jafe tuuti. ba 1995 ci affaire policier yooyu te dañ ma jàppaat dugalaat ma kaso. maak Abdoulaye Wade ak Landing Savané. Pape Omar Kane, Cheikh Tidiane Sy ministre d'État, Pape Malick Sy, actuel porte-parole de Tivaouane. maa ngi moom a bokkoon cellule d'ailleurs maa Pape Malick Sy ñu bokk pendant 4 mois et demi. bañ fa génnee nag Abdoulaye Wade jël ma def ma directeur de cabinet bi mu duggee ci gouvernement élargi du président Abdou Diouf. alors boobu amul benn cadre bu nekk sama niveau bu ñemee dem affronter le pouvoir. sama mag Djibo Ka ndem si yàlla na ko yàlla jéem na ko sax. pour jéem ma yóbbu PS xam nga boobu la gënoon a yomb. mënoon naa dem boobu Djibo amoon na doole. ànd ak moom ñu nommé ma lu nekk. ci kii bi et cetera. mais loolu lépp dafa am loo xam ne dama ko gëmoon. te moo doon Sénégal dafa war a am changement doxalin. pour nit ñi mën cee gën a gis seen bopp. justement Sénégal war a am changement doxalin damay delluwaat fi ma nekkoon sànq 2012 Sénégal yi dañoo changé indi président Sall au pouvoir. maa ngi lay sànq naa la ba doon def bilan. mais nekk ci opposition bi naam métti woon na jamono yi 1974 ba 2000 bi nga di ñëw jëf ci pouvoir bi waaye 2012 ak léegi tamit dafa mel ni ci opposition bi tamit encore am na métti gu métti ak beneen façon am. opposant bi tey lan mooy conséquences yi 2012. bi président Wade daanoo ak PDS. ñaari période yi bokkuñ. léegi opposition dafa yomb. parce que homme politique li ko gën a téye mooy communication. te léegi foo toll wax ñu dégg la. réseaux sociaux yaa ngi fi télévision yaa ngi neex gaañ. rajo yaa ngi neex gaañ. journaux yi ñuy bind nga gaañ. et cetera mais boobu lu jafe woon la. loolu yëpp amuloon. rax ci dolli itam. li ñuy wax culture parti unique bi nga xam ne jëlee woon nañ ko ci Senghor mu ñëw ba ci Abdou Diouf bien que ñu ngi doon wax parti jumaa ji jàkk jàng ku nekk noddal. mais xelu waa UPS à l'époque culture boobu moo ci nekkoon du lu yomb nga dindi ko. donc répression bi ci la gënoon a métti. Abdoulaye Wade gis nga ni mu tëdd kaso du jeex du xaaj ñun ñii dóor nañ ñuy liif dóor ñuy grenade ñuy dugg ci àll bi lu nekk ñu di ko daj. métti woon na vraiment maa ngi fàttaliku ndeysaan benn bés ñuy dem tournée ñu am sagarab R4 la ñu yoroon à l'époque nit day toog ci capote bi te ampoule di niit oto bi daw yooyu yëpp ñu daj ci Sénégal gi yàggul yëpp daj nañ ko bon moo tax am na yoo xam ne yaakaar naa il faut ngeen di def émission di ñuy nettali ndaw yi nekk actuellement ci politique. nit ñi xam seen carrière ñu xam fi nit ñi jaar. incha allah waay. pour que boo gisee yenn nit ñi nga mën leen a jox considération. waay jox leen seen cër aussi. xam ne dafa am fu ñu jaar parce que damay gis léegi ay ndaw nekk ci politique bi di ñàkkee kerso yenn mag ñi te xamuñ ñooñu ñan fan la ñuy jaar ba àgg fii. waay agsi fii waay te bu duggaloon ak ñooñu. ñoom li ñu doon tey duñ ko doon. justement monsieur le ministre d'État Habib Sy naam opposant jamono yooyu ak tey wuute na naam. mais dama gis ne aussi tamit 2012 ak léegi métti na ci yéen ñi nekkoon ci PDS bi ngeen nekk pouvoir ba jóge ci benn su ma defee jàngat ñu bari ci yéen jàpp nañ leen ñii dem nañ kaso kenn ci yéen gën caa fes daanaka génn réew mi ne dañ ko exilé ne sax ñu ngi wax naan dañ ko exilé am na sax ñeneen ñu transhumé yow yaa nekkoon maire bu Linguère bi nga nekk au pouvoir
ba nga ci jógee quelques mois après élection am nga jóge ca bopp mairie ba Jolof mel ni ko la jox ginnaaw léegi loolu lépp ndax nekkul ni conséquence opposition la noo ko dundee jamono yooyu. parce que da ngay gagné tey suba nga perte ginnaaw suba nga ñëwaat et cetera. moom la xam ma ne politicien dëgg day tërëf rek mais du àgg suuf. est-ce que yéen PDS ak ñi ko seqoon est-ce que àggu leen suuf ndax juróom-benni at bi ngeen daanaka léegi mbaa juróomi at ak weer tas ngeen tasar parti bi daanaka fu ne waay jaar na fa. waaw mais benn ci yow mi sax déjà démissionné nga PDS ba créer sa parti bopp ak ñenn ñu mel ni yow. waaw loolu lépp xam nga bon man jógee na PDS mais tey bien que ñun ñëpp jógee nañ fa moom mooy première force opposition mi ngi génnee ci élection législative gis nga li nga xam ne moom la am. kon kooku kenn mënu koo nier ne PDS ba léegi mi ngi fi parti buy dund la te la ko koy gën a may doole mooy ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade am lu ko yàlla may ci Sénégal loo xam ne mayu ko ñu bari. loolu li mu signifié alors yéen ñi bokkoon ak PDS président Wade defal leen lu ne ci ay ndomba tànk ñu bari ci yéen bu ñu xamee leen président mi ngeen àndoon doon xeex mu falu jox leen ay poste ci leen Sénégal yi gën leen a xam ngeen démissionné parti bi ñëwaat ba tey du wéy di am doole loolu lu muy symbolisé mbaa yéen ñi dem amul leen base politique xëy na wala lu xew. non xam nga li ma mooy li ma la wax xam nga Abdoulaye Wade moom dafa am lu ko yàlla may il faut nga nangul ko ko. man génn naa PDS opposition laa nekk. waaye mais moom mooy sama kilifa ci xalaat politique kooku du ma ko nuyee ba àddinay tukki fa ma jaar ak moom mënu ma ko effacer ba àddinay tukki. tey laa ko gën a naw tey laa ko gën a bëgg tey laay gën a def référence ci moom. ca saa bu ngeen bokkee géew bi tam mu duma leen maanaam mu daan leen laa bëgg a wax. non defaguñ sax xëccoo ak moom parce que loolu ñaanuñu ko yàlla sax tu comprends man de ma woon élection législative. mais li gën a am solo mooy nit ñi gis ne te ràññee ne ñi fi nekk ci politique di yëngatu yëpp ñi yore réew mi ak ñu am yaakaar ëllëg yëpp ay doomam lañ. loolu ndam la kooku kenn waru ci am loo ci ndaqarlu. moom da ko war a béggee sax loolu mu wax ne li mu waxoon ne danañ fi nekk pendant juróom fukki at. waaye loolu mën nañ koo njort. loolu ngeen commencé doxal parce que tey bu fi Macky Sall jógee tim ki ñëw ëllëg ñëpp njort nañ ne kii ñëwaat doomu président Abdoulaye Wade lay doon. monsieur le ministre d'État. Wade fi nga jaar ak moom. mu daanu ay at ginnaaw bi nga won ko ginnaaw génn PDS. loolu xanaa li ko war naa rëy ndax koo xam sa nee nga mooy sa lépp ci politique lu waral sa génn PDS. man damay wax ne li may wax exclusion démission exclusion dafa am mais pexe amuloon ndaxte moom dafa demoon ba léegi parti bi ñi mu ko dénk dafa mel ne moom maîtriser wut li ñuy def. ah bon. li ko indi mooy PDS nañu bu ca Wàdd nekkatul sama maas nga xam ne ci moom la ñu xam moom la ñu xam. moom la ñu nampee. moom la ñu nekkoon ay ati at boo sentiritul ne Abdoulaye Wade yoreetu ko nekkatul na mu meloon. dafay doy waar dootuloo nekk ñu ci sa bopp même ci parti bi. loolu ndax du erreur monsieur le ministre. waaw ma lay expliquer. mais yooyu yëpp ñu di ko gis di ko wax ba defar suñ mouvement pour di attirer attention parti bi. mais war nañu jég nag léegi comme góor gi mi ngi xaw a jël recul ñu def ay courant politique. parce que ñi nga xam ne ay doomam lañ yor ay xalaat ci réew mi ku nekk man am loo ci wax. mais ñu dem ba élection législative fa ma dëkk ca Jolof. ñu bëgg ma faa nag toroxal loolu moo indi problème bi parce que dama ànd ak samay nawle. ñu tànn ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo war a nekk suñu liste. mu ñëw ba fii nag waa parti bi teggi ko direction ñi fi Abdoulaye Wade bay def leen neex. te woo ñu sax yëgal ma man te defal nañ ko ñeneen. buñ ma woowoon sax ne ma Habib Sy ñun kat lii la ñu yaakaar et cetera. est-ce que doo ñu may ñu def ci nangam expliqué ma. mais danaa ko mën a dégg mais fa ma dëkk muy sama base buñ demee boo weddi la fa boo toogee ci parti bi ëllëg tim dootoo fa am benn kii dañ naan Habib Sy koy wax ji muy wax rek. mais monsieur le ministre représenté tout dara PDS. foofu man am naa fi benn problème bu ndaw. ma bëgg leen a wax nag ne. man Abdoulaye Wade jàngal na ma. waay que mën naa def parti politique ne ñëpp. mën naa dem laaj réew mi ne ñëpp. n'est-ce pas. ma yëkkati parti bi nag teg ko te ba ma ko tegee ba léegi tim am na loo xam ne maa ngi koy dox di ko di biir Sénégal. di ko wax ci xalaat di ko jéem ci opposition bi nii PDS tëddee tey bu fekkoon ne maa nga fa dama ko mën. voilà monsieur le ministre c'est vrai que li nga expliqué leer na ci législative nan defal liste bam nan sampe seen ay mbër moo la naqari mais est-ce que tamit loolu nekkul
ab lay boobu prox ndoolu pour génn dafa mel ni génn gi loo doon waaj la n'est-ce pas ndax loolu bu fekkente ni loolu rek doy na mais lu tax desu ci PDS xeex ci biir PDS ban joxal la sa cër waaye nga génn mel loo yàkkamti woon. yee xam nga man xam naa PDS xam naa góor gi. xam naa nu PDS di fonkee nu muy fonctionné. kon lu ma def rek du erreur politique. du profito boo def yàkkamti génn fa nga am occasion dawaale. fu may lan lay profito di génn et cetera déggoo li ma wax man moom laa xam góor gi te lii may def moom moo ko moom lii may yëngatu nii parti bi moom moo ko moom. bu ko moomoon kay nga def PDS nag monsieur le ministre. non moo wallaay moo ko moom. mais loolu noo koy waxee militant PDS bi nga xamante ne bii législative mi ngi woon terrain bi gisuloo di gis ay Oumar Sarr ñoom di gis ñeneen ak ñeneen nga ni lii PDS Abdoulaye Wade moom li may def loolu. xam nga nekk PDS rek. taxul ngay liggéeyal nga koy defal moom. bon waaw parce que yëf yi mën nga nekk sa kër baay nekk ci kër gi di lekk ci njëlli ëllëg si biir nga yore sa njaboot gën dem defar sa kër. mais terewul nga nekk doomam ba léegi looy terewul nga war a mën a donn sa baay n'est-ce pas. te man damay jàpp ne ndono Abdoulaye Wade fii mu toll ci politique kenn ëppale wu ma ci PDS. ñi ko war a doon ci nga bokk. waaw. mais est-ce que politiquement parlant Habib Sy am na base politique nag. waaw xam nga parce que PDS buy samp dem ci législative bu cay dem day xool ñi am base politique. yow niveau national waxuma la mais niveau départemental Linguère. man fan lañ ma député Linguère. jamono yooya. jamono yooyu. waaw nekkoon nga maire Linguère. nekk naa maire Linguère pendant 12 ans. élection locale. 1996 ba léegi man maa doon secrétaire général ak président fédération Linguère. élection locale 2009 maa ngi fàttaliku gañe woon nga waaye nga ñaay gu seere si diggante ak Aly Ngouille Ndiaye mi tey. waaw kooku c'était à la mairie mais après. gagné la rek. waay gagné naa. gagné naa ko 2002 gagné ko 2009 et cetera. 2 fois ñu def mandat ma nekk ko. donc lu PDS gagné Linguère yàlla dafa doxal sama loxo la jaar n'est-ce pas. xam nga kooku boo ñëwee naan ko ndax am nga base politique. des fois damay dégg nit ñi di wax yooyu. daf may jaaxal. te pourtant. am na ñoo xam ne ñii mosuñoo nekk maire mosuñoo nekk député. mosuñoo gérer base politique. ba pare yore fi ambition présidence ñu bëgg leen a jox ñoom base kooku nu muy sottee. dafa mel ni Karim Wade nga def allusion. non. candidat PDS dafa bëri mës ta nekk maire dafa bëri mës ta nekk dara ci dëkk bi lu may nomination bu ko xam mës ta nommé comme ministre. waaw dafa tey mooy seen candidat loolu nga bëgg a def méngale sa bopp. li ma bëgg a wax. mooy nit ñi des fois bu ñuy def analyse politique dañuy def il faut que ñu def attention. ñu xool jaar-jaaru nit ki fi mu dem ba agsi fii et cetera. mais est-ce que bokkuloo ak ñi naan d'ailleurs léegi. boo ko xoolee avec les réseaux sociaux ak phénomène politique. dafa mel ne base politique locale sax du mooy déterminant pour nga mën a am des responsabilités légitimité. day jël ko mel ne Emmanuel Macron ban base politique la am boo koy jox. dafa yeewu rek par le système de communication les réseaux sociaux et consorts. stratégie politique mu yeewu am légitimité au niveau national. C'est le cas de Karim Wade, par exemple. Par un phénomène qui s'est produit. non Karim moom PDS ko monté teg Karim PDS moo ko monté teg rek waaye Karim moom mooy loolu. et cetera loolu day am. yow gëm nga Karim Wade sax yow en attendant ñu dem ci leneen gëm nga Karim Wade. gëm ci benn façon. ci wàllum politique ndax bokkuloo ñu naan sax Karim mi ñu teg suñu kanam def ko candidat moo tax nga génn mbaa bokkuloo. non Karim suma rakk la yàlla def na ñu am ay relation yu baax. ba bi may génn PDS sax jamono yooyu maa ngi moom ñu ngi doon jokkoo di wax. ma respecté ko amuñu benn xaar ma yàlla dëgg yàlla donc ba ñuy dem tim au niveau du PDS pour di tendre ñi nga xam ne ñoo waroon nekk candidat ma waroon nekk candidat dama mujj désister bayee ko mais nag bi ma demee ba gis nga xam ne lii la ma bëgg a liggéeyal wëyale xalaatu ki nga xam ne moom ma formé mooy Abdoulaye Wade. mënatuma koo def foofu ci biir parti bi ma def parti politique maag sumay xarit ñu ànd. voilà monsieur le ministre maa ngi koy wax sànq yi tamit ci ñi nu arrêté ñi transhumé ñi génn réew mi ñooñu yow mbaadu PDS daal léegi nekk ci dafa xat
ndax ni Macky Sall singalee gars yi nga bañu boole ci listam tax nga reculer mel ni ko ci bokkatut ba du loolu. Modou Mbacké man Habib Sy def naa fanweeri at ak ñett administration. macha allah. alhamdulilah fanweeri at ak ñett yëpp chef de service la mos a doon fukki at yi ca topp. yëpp ministre laa ko doon ak président Abdoulaye Wade. ba nekk ki mujj a nekk directeur de cabinet. waay. ma di la biral ne man Habib Sy. mosuma luubal sama xaalisu réew. service bu ma nekk moo xam inspection générale d'État la moo xam inspection interne ñëw nañ inspecter ma ko booy fàttaliku ca jamono ji bi 2008 amoon na fi ay problème ñu naan xaw ma lan affaire finance ministère yi. waay inspecteur ñëpp yéen journalistes yi yéen a jël seen journal ngeen bind Habib Sy zéro faute. jamono boobu. waaw. musuma fenal sama réew. musuma maa ngi koy nettali fii ci benn télévision dafa am benn waay mi ngi may dégg Sénégal borom alal la. mu ñëw ñu ne ma ministre ci benn ministère mu seet si ma dem beneen yoon mu ñëwaat dem ma di ko gunge mu ne ma Habib Sy ma ne ko mu ne ma yow rek yaay ministre buñ toog fii ma ñëw seet si ko ñaari yoon di dem te waxuma soxlam. ma ne ko mën loo ko am mën loo ko am. li nga bëgg a wax mooy. non lii président Sall nekkee traque beeg xupp yeeg xuxal yow tiitloowu la. lay tiit dégg nga li ma la wax amul fu ñu ma inspecté wut. ba ma nekkee chef de service commerce ak bi ma nekkee ministre ak bis bu jot ñëw nañ inspecté ma damay tëdd nelaw moo tax ma ñeme lii nga xam ne moom lay def. voilà dañ ñëwaat léegi. waaw créé nga sa parti. depuis ni ma ko waxee sànq 31 août 2017 nga def annonce bi. tuddee ko parti de l'espoir et de la modernité. nga yokku ca yaakaaru réew mi. monsieur le ministre sa parti bi moom am na yaakaara yow sa boobu am nga ci yaakaar yow parti bi kat ba nga ko taxawalee daanaka bu rombee média bi gis tur yi rek fa mel ni daal anamu mbaa du nekkul ni comme gars yi fi nekkoon njiitu parti bi soxna saak doom ja rek wala. waaw xam nga maa ngi soog a déposé amaguma sax récépissé. ñu ngi ci procédure récépissé yi. yaakaar naa danaa ci jot du yàgg. bu boobaa da nga xam lan la représenté ci réew mi da ngeen ko xam. récépissé bi ngay xaal. maa ngi def sax ay quelques activités. maa ngi def ay réunions. activités yi laay yëgut fenn monsieur le ministre d'État. waaw xam nga wolof yi ñooy wax kuy yoddu sa xet. maa ngi réunion. léegi-léegi nga gis ñu daje fii génne ay communiqué ci problème mu réew mi. maa ngi dem di seeti parti d'opposition yi pour jéem ñu def ak dégg pour dem ci élection législative yi. mooy dem danaa ànd ak ñi nga xam ne ñooy samay nit. ma jógee da ngeen xam ne jóg na. yaa ngi togg di waaj. waaw. mbaa du mel ni li ñuy wax rek mere ci parti rek taxaw sa parti ci fekk na alaakuliyal suux lay mujjee wala la ngaamu encore. waaw xam nga nit ki bu man fi ma jaar bu ma demee ba jóg yaakaar ne maa ngi ma ànd ak mën nañu def parti politique ngeen war a jàpp nga war a jàpp ne ay caaxaan taxul ma di ko def mënoon naa dem toog jàpp sama njàmbur. waay n'est-ce pas. noppaliku. waay parce que politique dafa métti. mënoon naa def na ñeneen ñi buubu samay bagage dem ci Macky Sall parce que soxla nañ ma. woona la. yóbbante na ci man. dox nañ ko waaw man bëgguma je suis un opposant su ma ko bëggoon tey suba ma def ko. parce que président Macky Sall am na fu ñu jaar sama waay la et tout et cetera. sa xarit la. sama xarit la woon amuñ benn xaar ma yàlla et cetera. mu yónnee woolu la ngir nga liggéey ci wetam nga gàntal ko lu waral gàntal gi monsieur le ministre d'État. man opposant la parce que li muy doxalee réew mi neexuma. ah bon. waaw ma jàpp ne man ak fi ma jaar man maa ko dàq yore réew mi damay wax toujours ne su fekkoon ne li may def parti politique yaakaaruma ne maa dàq yore réew mi Macky Sall. te yaakaaruma ki ma yar ci politique Abdoulaye Wade su ma fi toogee man nekk président de la République dinaa def lu ëpp téeméer yoon li mu def du ma ko laaj du ma ko wax dama koo gëm. président Macky Sall yéen a bokkoon ne ci wetu Abdoulaye Wade. waaw. président Macky Sall lim occupé ci ay poste baa nga fi mu egg néew na ku ko occupé ci ñi àndoon na président Wade
yow peut-être yor nga poste ministériel yu bari waaye moom fi mu àgg ba primature ba assemblée nationale la ko tàmbali la ko jiitu à la base pour man nga ni Macky maa ko dax yor réew mi loolu ndax nekkul ni aveu la pour yow que ni li ñi Wade formé ñoo ayut. waxuma ne mënut dama ne maa ko dàq. loolu ma jaaxal monsieur le ministre d'État. waaw noo ko dàqee. te bi ngeen nekk ci PDS Abdoulaye Wade Macky la gën a wóolu dénk ko ay cër yu gën a kawe ka yow. ku la wax ne Macky la gën a wóolu. li mu def ñu gis jëfe ko ci ay ndombo tànk yu ko takkal. Macky mosul nekk directeur de cabinet président de la République. waaye nekk na njiitu gouvernement bi. ku yeew directeur de cabinet moo gën a jege président. yaa yeew ak moom di ko tëral. ma nekk ko ba mu nekkee ak Abdou Diouf. 1995 1998 ñetti at. nekkaat ko ñetti at. 2009 ba 2012 mu nekk président de la République. jege ko nu ko kenn jegewut. premier ministre man maa ko gën a jege président de la République. président assemblée nationale maa ko gën a jege président de la République. mais dàq liggéey ba pare. maa ko ëpp fonction yi ma occupé ci ministre. parce que liggéey ministre dafa jafe. li ma yore ci ministère yi yor ci temps Abdoulaye Wade amul kenn koo xam ne occupé na ministère yu ñu toll. tu comprends ba pare gën koo xam administration. ah bon. maa ko gën a xam administration parce que président Macky Sall ingénieur la. yàggul ci administration géologue Petrosen et cetera man damaa génne école bi ñuy jàngee administration def fa plus de 30 ans de service et cetera fu nekk ma dem fa ñu may affecté ay Tambacounda Kolda et cetera. monsieur le ministre d'État ma xam expérience. kon da nga gis ni président Sall ñàkk xam-xam wala man-man wala expérience moo ko jàpp. waaw xam nga boo xoolee d'ailleurs président Macky Sall bon affaire bi dafa. niñ ko doon bon c'est bien il le mérite hein waxuma ne mënul dara parce que Abdoulaye Wade du nommé koo xam ne xamul dara. justement tu comprends waxuma loolu mais dama ne man ak fi ma jaar. yaa ko gën a aaye. man njort naa ne bu ñu ma joxoon tey réew mi maa ko dàq yox président Macky. lan mooy problème mu Macky Sall pour yow bokkal ngeen nekk parti yor na réew mi ngeen bokk yor ay jamono tam réew mi. juróom benn yi nga xam ne ci bopp réew Sénégal lan mooy problème bi. problème man li ma koy gën a reproché fii mu nekk. mooy d'abord injustice bi nga xam ne moom la fi teg di jàpp nit ñi di leen tëj kaso ci loo xam ne tegu ko fenn affaire politique la. ah bon beneen bi gis nga rapport bi ñu def fan yi Sénégal ci wàllu démocratie dafa jëm gannaaw. moom mu nekk ndaw waroon a yokk démocratie bi opposition kenn du def autorisation pour marche ñu may la ko. sànni lay grand lacrymogène tëj nit ñi et cetera beneen bi réew mi foo dem ñu ne réew mi doxul dafa métti li ko waral mooy li muy jël ci suñu alal yëpp di ko investir di defar ay tali lu mën a def. mais loolu lépp daf koo fab di ko jox ay doom yoo xam ne dëkkuñ ci réew mi ay entreprises yoo xam ne duñu entreprise sénégalaise tubaab yeeg naar yeeg man contre ma loolu mais dafa fekk ne ñooñu bu ñuy ñëw. li ñuy def ci réew mi ay tali lu mën a doon. na fekk ne entreprise sénégalaise yi nga xam ne fi la ñu dëkk. mën cee gis seen bopp ba ñoom buñ ci amee dara te mu mën a rogaat àgg ci nit ñi loolu moo doon force gouvernement Ablaye Wade. mais loolu dafa amul ci Macky Sall alors mu mel ne daf ñoo tënk jatankuñu jox ñu bitim réew loolu dafa war a jógee te tant que jógewu fi. Sénégal li muy doxee du dem. monsieur le ministre alors yooyu yëpp nag boo gisee ñuy contre Macky Sall. n'est-ce pas loolu fondement la. bokk na ci. waay danaa ñëwaat ba xam leneen loo ko reproché mais sa biir wax sànq dama dégg nga ni jàpp gi. ak mbirum économie maanaam liggéey beeg ñoom seen. moo taxaw ci jàpp gi nga wax. nga ni politique cote moo tax muy jàpp ay nit. mais xanaa monsieur le ministre d'État da nga fàtte ni Macky Sall bi ñu koy fal programme moo doon rupture bonne gouvernance ci ko wax bonne gouvernance da nga wax doxalin bu sell ci li ñëpp bokk muy awlu askan wi ñim fi walu ñëpp mbirum koppar ak luubal la leen wooye foo teg ka ni jàpp yi ñu jàpp ay nit ci biir Sénégal ca Macky Sall def ko ci régime am politique moo ko lal argument boo may tegal. waaw xam nga boo jëlee waxu affaire Karim Wade ñu ne dafa jël ay milliards et cetera enrichissement illicite. lañ koy reproché yëpp boo ko xoolee ci biir société ak yëpp moomu ci dara. boo gisee coow li ñuy wax temps yi ne xamuñ sax ñaata la ñi ne ay 200 et quelques milliards ñi ne 152 milliards xaw ma 158 milliards
doo ca gis benn fu ñu bind ne lii nangu nañ ko ci Karim Wade amul. amul. xanaa ngaa fàtte ba rek Aminata Touré moo xam Karim Wade mbaa ko mu mënti doon te bu ñu waxee ak des biens mal acquis xel dem ci Karim Wade. waaw moom la lu ëpp 200 milliards. la ñu jël ci wàllum traque bi. mais Karim moo doon diggal bi presque booy xool. waaw mais gisuloo fa fu ñu wax ne lii ci Karim Wade lañ ko jëlee. est-ce que moom mi becc bataaxal ni 200 milliards am nañ ko ci ndax du xëyaat fii nii liste bii mi ngi nii lii pour Karim Wade la kenn ko jëlee ci moom. waaw mais nañ xaar ba mu def ko defu ko defu amul dara lu ñu wax ni Karim Wade la donc kooku bu defee noonu man nañoo njort ne politique la parce que CREI moom du dara lu muy affaire politique magistrat yi sax d'accord nañ ci. bon parce que nit ki li ma la wax léegi. bu fekkee ne da nga koy topp da ngay dem saytu ko la mu yore woon nga xool ba xam lii am na lu mu fa luubal ak lu mu fa luubalut nga ne kii nañ ko teg ci yoon. boobu bu boobaa ñëpp d'accord ci. waane Modou Mbacké Niang sa cravate bi rafet na foo ko jëlee. boo ma ko mënut wax naa la yóbbu kaso xam nga loolu jaay doole la. nga ñëw ci affaire Khalifa Sall wax dëgg yàlla damay wax ne Khalifa ni ñu ko jaayee doole sax dafa métti. ci naka. parce que vraiment ñëpp xam nañ ne lii ñu koy reproché nangu nañ ne fond politique la. fond politique. président Macky Sall xam na ko parce que Khalifa Sall ñi jàppale Macky Sall ba mu falu ci la bokk. justement waay. ñoom ump leen xanaa Khalifa moo bañ a wax rek dafa am loo ci xam. waaw am na ñu ma ciy dégg tuuti parce que Khalifa suma waay la. man nekkoon na sama ministre Khalifa sa xarit la. nekkoon na sama ministre bi mu nekkee ministre du commerce. wax na la dara ci mbirum caisse d'avance biim. compal na ci Macky Sall wala ñu ànd ak Macky Sall. waxuma ci dara am na yu ma ci dégg te man jël na ma ci ñi nga xam ne dañoo war a nekk témoin à décharge. justement. la ma xam ci Khalifa Sall ma wax ko damay wax ne c'est lu tax muy injuste boo jëlee Sénégal ñi nga xam ne moom la ñuy fal ñu am légitimité ñett rek la doon président de la République. président assemblée nationale député yi nga xam ne nit ñi askan wi moo leen fal. ak maire yi. du président ma nga ne chaque at mu jot ñu jox ko juróom-ñetti milliards yoo xam ne kenn xamul fu mu koy def fa président assemblée nationale jox ko ay milliards mu téye. lu waral ñu jox ko parce que dañ ne askan wee ko fal. waaw maire bi nag duñ ko jox loo xam ne li moom la téye mën cee dimbale nit ñi rawatina maire u Ndakaaru dëkk bi nga xam ne mooy capitale du Sénégal kon fond politique la. mais li waroon a am kay mooy. justement bu ñu mel nii amee ñu ne nañu xool problème bi nu ñuy def ba régler ko soit ñu ne maire yi léegi dañ leen war a dimbale da leen jox assurance muy fond politique comme président de la République président assemblée nationale. boo demee sax au conseil de xaw ma des collectivités territoriales nga xam ne ñoom ñi ngi jógee ci conseils yi ñoo leen fal. amuñ benn légitimité boo xam ne bi direct la ña nga yore seen fond politique. ñu ne waaw nañu fexe kay ba maire yi ñoom it ñu jox leen seen fond politique bu loolu amut ñu ne kuñ jox fond politique moo xam président de la République président assemblée nationale président au conseil xaw ma des collectivités territoriales au conseil économique social ak xaw ma lan ak environnemental kuñ ci dénk fond politique fond politique yooyu nañ koy saytu jàmm ne béy mais monsieur le ministre mais fab ko ku la xam day xam ne sa expérience monsieur le ministre d'État sa expérience ci wàllum koom-koom ndax bi ma xoolee sàngum sa CV bi nga génnee ENAM da nga doon contrôle économique ci ngay liggéey kon wàllum koom-koom loo xam la mais ndax nga bëgg a indil argument di ma lay ni ma noonu waruñu jàpp Khalifa Sall dañoo war a lijjantiwaat mbir mi mais moom lan fekk ci règne président Macky Sall la tombeel te président moo waxoon Sénégal yi rupture bonne gouvernance kon fekkente ni ñëw na donte am na ko àndoon ak moom fal ko it lay doxal ca maireem nekkul dëgg mais yoon mu war a àtte liggéey bi. waaw kon moom nañ na commencé boppam te moom nee na am na bi ñu xaymaa lim am na 8 milliards. waaw kon CREI du ko woo. bon ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ko topp ñu bëri ak ñoo xam ne inspecté nañ leen boobu ba léegi kenn tudd leen parce que ñu ngi bokk ci ñoom li wolof yi wax rek kumba am ndey ak kumba amul ndey te loolu baaxul ci réew. c'est grave li ngay wax nii c'est grave. si baaxul ci réew et il faut que ñu arrêté ko nit ñi waxuñ buñ jàpp kenn man waxuma loolu de. parce que buñ la dénkee am réew il faut nga saytu réew ma xam na muy doxee buñ la dénkee alalu réew nga xam ne moomuloo ko donnuwuloo ko réew mee ko moom nga awale ko ci yoon. kon da nga bëgg a wax monsieur le ministre d'État buñ saytoo xam ne alalu réew mi da nga koo luubal
la ca yoon wax ñu teg la ko. da nga bëgg a wax ne mais nag dénk la poste kii nga xam ne moo la faree kaw nekk président de la république wala leneen. gis ne yow ci wàllu politique ànduloog moom yaa ngi koy jéem a xatal mu def ay pexe pour jàpp la loolu laa wax ne day tasum réew baaxut. monsieur le ministre d'État dafa am sànq loo wax lu aja taxaw. yaa ak président Sall yéen a bokkoon nekk PDS ngeen xamante bu baax nga ni sax sa xarit la ndax seq ngeen lu bari ci liggéey nga ni moom mi wax ne am na 8 milliards na xool boppam laata muy xool Khalifa Sall. oui kon da nga jàpp ni Macky Sall dafa rënk la mu yor di xool kaneen da nga jàpp ni kon moom jubadi buy am moo njëkk a jubadi. enfin xam nga man waxuma ñoom ñoo def seen déclaration de patrimoine nit ñi xayma ne lii 8 milliards la. waru ko mën a am pour yow 8 milliards Macky Sall. ah déedéet. ah bon. mënu ko am. président assemblée nationale. mënu ko am ancien premier ministre. non c'est impossible. impossible li mu occupé lépp ci ay ministères ci sa waay yow man maa ko ëppale lu ma occupé ministère waay. amuloo 8 milliards. fu ma koy jëlee maa ko ëppale lu ma occupé ministère maa ko gënoon a jege Ablaye Wade aw may milliard. mais c'est grave li ngay wax ni monsieur le ministre d'État. ah loolu de moo am aw may milliard. kon Macky wër na mën a am 8 milliards. c'est pas possible. mën loo nekk fonctionnaire. di liggéey administration waxuma sax 20 ans defuloo fa 10 ans n'est-ce pas même boo fa defoon 50 ans. mën a am ay milliards c'est pas possible mënul am. voilà buñ ko saytoo am na leneen lu ca nekk mais mënuloo am ay milliards. voilà xëy na ku dégg séeréer. monsieur le ministre d'État sàng ne nga témoin nga à décharge ci procès Khalifa Sall bi. dooma la laaj loo nar a wax ci kanamu attekaay bi mais nga ne xam nga Khalifa Sall am nga yàqin bu wóor que ni xam naa ma àggale am nga yàqin bu wóor que ni Khalifa Sall li ñu koy tuumaal du ak jubati waaye da nga nangu ni heureuse gestion am na moom lañ dénk maire bi doxalin bi lënt na kon mooy responsable xanaa. waaw lu tax ma wax loolu. parce que man damaa xam inspection générale d'État xam nga boo nekkee président de la République nekk directeur de cabinet président de la République yow yaay nekk patron même inspection générale d'État. ba pare ña fa nekk ma xam leen parce que ñoo bokk école bu ñu génnee ñoom ñëpp pratiquement xam naa leen. waay ma xam seen xarañ bu baax a baax a baax ñoom ñu dem mairie Ndakaaru di contrôler. def nañ fa ay at amul dara loo xam ne gis nañ ko Khalifa Sall ñooñu ku ñu contrôler ba jógee fa nga mucc waxal alhamdulilah rabbil alamin. ah bon dañu garaaw ñoom. dañu garaaw dañu mën a contrôler parce que xam nañ li ñuy def li ñuy contrôler yëpp benn façon benn boobu rek lañ ne moo fa feeñ te man gisuma rapport bi te nee nañ sax ñoom waxuñ li nga xam ne moom la état def actuellement kon koy Khalifa gàcce ngaalaama c'était pas évident. parce que mënoon nañ fa génne yeneen yoo xam ne moo gën a garaaw téeméeri yoon. parce que boo yoree ay milliards di ko gérer dafa compliqué. pour nga tarxiis ci dafa yomb lool. mais yëpp yàlla musal ko ci ba mu ñëw ci affaire boobu nga xam ne ay fonds politique lañ ko jàppee. te xëy na sax ñoom waxuñ ci li nga xam ne moom la gouvernement di def. loolu moo tax ñu ne affaire politique lañ ko jàppee parce que dafa am ambition ne moom bëgg naa nekk xëy na suba président de la République. alors président Macky Sall nag li ñu war a xam mooy boo suulee xalifa fii beneen xalifa génn. voilà daa ñëw ci loolu. loolu mooy pexe mi yéen war a. loolu mooy politique. voilà léegi war nga dem ci kanamu attekaay bi en tant que témoin ñaari point phare rek loo mën a musal Sénégalais yi que ni. da nga ko becc ci kanamu askan wi su boobaa nga defaan Khalifa Sall. waaw man enfin la ma ci xam ci moom rek laay wax parce que. ñaari point yoo xam jàpp nga ni boo ko waxee dana joon argument bu taxaw que ni. waaw bay la ma egg ci juge ba ñu. non il faut nga jox Sénégalais yi ñaari mbir rek. xam naa loolu dana bari. mais mosal ñu ñaari point rek. bay man daal li ma xam ci lu baax ci moom dinaa ko wax. parce que nekkoon na sama ministre. maa ngi moom jëflante nañu. te li ma mën a waat biir ko mooy li ñu nekk yëpp ma nekk opposition mu nekk pouvoir. Khalifa Sall mosul xalaat pour jéem maa jënd pour ma dem ànd ak moom. xam nga loolu rek doy na. mais bu attekaay bi tegee. ay bon yoo xam te ne bi ay bon fictif la ci wàllum dugub ak leneen ban argument ngay joxe sa xarit noo koy défendre. waaw man xam nga du ma juge buñ ma wooyee na dañ may laaj li ma xam ci moom.
la ma xam ci moom dinaa ko wax li nga xam ci moom lu baax. waaw li ma xam ci moom lu baax. mën la waxee ni la facture baa ngi nii. non léegi ceeb la ñu suukar la ci loolu amul. non témoin du àgg foofu parce que yooyu bon je crois pas que man en tant que témoin à décharge ma àgg foofu yooyu problème avocat am la. n'est-ce pas ñoom ñoo koy mën a régler et cetera. mais daal. njortu ma ne. danaa ko foofu njortu ma ne liñ koy jiñ daal def na ko. voilà monsieur le ministre d'État ñu dem ci beneen mbir di wax ni yéen a ngi ànd ak ñun ci seen télévision DTV ak ci seen rajo Soxna FM 99.9 lépp groupe Excaf Télécom. monsieur le ministre d'État am na sax ay internet yoo xam bind nañu ñoom itam laaj ñu bokk na ca ni candidat bu opposition bi ki nga xam si moo di Moustapha Ndiaye nee na lan mooy seen pexe yéen opposition bi. opposition suñ ma dégloo. sama xalaat ak seen xalaat ñu boole ko yaakaar naa ne danañu gagné président Macky Sall 2019. ñu boole benn candidat. non xam nga man benn candidat sax mënul am ci jamono ji xaj na mën na nekk yaakaar et cetera mais politique tim da ngay nangu dëgg. loo xalaat ni moo war a am. li mën a am daal mooy li nga xam ne man sama parti proposé na mooy ak dégg pacte populaire de l'opposition pour battre le président Macky Sall pacte boobu. mooy ak dégg diggante opposition yi. bu ñu amee ay candidats ñeent ba juróom. ñu bañ a bu ñuy dem ñu tasaaroo mel ne gétt gu tas. waaw ñu def ak dégg bind xaatim ne ñun nii la ñuy demee élection yi d'accord nañ même bu ñu nekkee juróom. ki nga xam ne mooy génn ëllëg si biir pour dem deuxième tour. bu pare ñun ñëpp nañ ko jàppale. déjà loolu avantage bi mooy boo fi jógee dem deuxième tour dootoo fi nekk di def ni Macky Sall doon def di wër fu nekk nga dem fa di perte temps et cetera déjà xam nga ne. ñi nga bind xaatim ñëpp signé ñoom danañ la jàppale deuxième tour benn. opposition mën na tim ne comme ñun dañoo bëgg a defaraat réew mi. ki nga xam ne mooy topp ci ki dem deuxième tour. mën nañu nangu ne ëllëg si biir moom mooy jiite liste législative yi comprendre nga. waay bu fekkee mooy jiite liste élection législative. kooku mën nañu nangu ne ëllëg si biir mooy nekk président assemblée nationale. ka ca topp di commencé def ay dispatching. waa ka ca topp jëm ëllëg. ka ca topp mën nañu ne kii day wax dëgg yàlla moom it nit ñi jox nañ ko bopp. nekkul président de la république nekkul président assemblée nationale mën naa nekk premier ministre bu ko nangoo loolu avantage bi mooy que déjà ku nekk sa parti dina ci gis sa bopp électeurs yi danañ ne opposition bi kër ñor nañu ñii xam nañ lu ñu bëgg comme xam nañ lu ñu bëgg nag nañ dem jàppale leen mais duñ yem foofu ñu tënk ne comme dañu ànd di bëgg a dem élection war nañu am programme boo xam ne lu mu tuuti tuuti ñu déggoo ci économie bi ni muy doxee baaxut ne ñun buñ jëlee pouvoir bi lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def. justement monsieur le ministre d'État. waaw lii mooy seen problème programme la opposition bi amul. waaw man loolu laay dox nag. ma àggale tuuti ma bëgg sénégalais yëpp. jàppale ma ci li nga xam ne moom laay dox pour opposition bi. dañ nangu ne ñëpp mënuñoo nekk président de la République tamit. ndax président Sall bi nekk pouvoir ak léegi. élection bi fi aw xam nga ne xam nga ne nag. man bu ci mujj mooy législative yi passé. man mënu maa jaar fi ma jaar yëpp ci politique expérience bi ma am yëpp di wax ne loolu lu yomb la mënul yomb. waay day jafe toujours. mais alhamdulilah rabbi alamina lu tax man a alhamdulilah rabbi alamina. ba ma koy dox ba léegi ñi ma ci seeti ñëpp d'accord nañ ci principe bi. seeti nga Idrissa Seck. Idrissa Seck d'accord na ci. El Hadji Malick Gakou. waaw. ak kan ak kan. Mamadou Diop Decroix. Decroix ak kan. Pape Diop. ana ñoom Balde. Cheikh Bamba Dièye. xaritu Khalifa Sall yi. waay. ñoom Balde dama leen a war a gis seen kii boobu correct bi nga xam ne moom la ñuy def. waay. Modou Diagne Fada kale woon na ma sax pour ma dem pour ñu dem. gisante ak ñoom. mais ci diggante bi xalifu général des Mourides. làqu ab liggéey. moo tax àggale wuñ ko mais incha allah. kon yaa ngi waaj gisee ak ñoom. Pape Diop ci boppam. nee na moom it dana wax waa alliance bi pour ma dem wax ak ñoom. même Oumar Sarr waxtaan nañ mu ne après naa ko pour ñu gisante audience et consort. loolu bu ñu ko defee. mais amutul problème opposition day gagné. Moussa Sy nga xam ko maire Parcelles Assainies moom nee na. candidat yi bari yëpp amul solo na opposition bi yëpp ànd ak waa PDS ndax li ñu génn législative wane na ni PDS moo fi nekk ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga ku nekk da ngay wax sa xalaat loolu bu mënee am baax na mais dafa il faut que yooyu ay xalaat la ak bonne volonté. mais dafa mënul am il faut que mu am ay candidats yu bari
boo xoolee il faut moom kenn mënu ci dara. voilà candidat yu bëri yooyu nag. man laa bañ ñu tasaaroo. il faut ñu def wenn say nañu dem ñett ñeent juróom ñoo xam mais ñu am foo xam ne fu la ñu tënku. pour nit ñi xam ne ñii wote xam ne ñii kat li ñuy def bëgg nañ ko te gëm nañ ko bu ko defee ñu jàppale. dafa mel daal da nga bëgg a lancer opération wër ndoom ba nga xam moo fi amoon jamonoy 2012 ak président Wade. monsieur le ministre d'État beneen mbir élection dëgg la yéen a ngi koy préparé. candidat yu bare candidat benn lu mu ci mën a doon day fekk élection yi mu am jaar ci yoon organisation fan yii dialogue ngeen toll dialogue bi coow li bari na. yaa ngi dem dialogue bi mu yemuloo ca ak blocage bi am noo ko gisee en tant que. non xam nga man amaguma sama parti amagu récépissé. waay kon mënuñ maa invité. buñ ma invité woon comme ça danaa woo sama parti ñu waxtaan ci. waay waay mais li ma bëgg observé li xew. maa ngi observé li ma bëgg ñu xam c'est-à-dire que dafa am dialogue ak concertation bokkul. li am ni lan la. lii ay waxtaanu processus électoral. ah bon loolu mënuma ko tuddee dialogue politique. mooy ñu xool carte d'identité yi. ni ñuy def ba nit ñi jot seen carte électeur contrôler fichier et cetera. loolu moom dafa laaju sax waxtaan. waaw loolu moom bu dee loolu war a am la mais laaju ko. waaw loolu moom lu war a am la. état dafa xam loo xam ne li waru garam la mu war koo def. buñ fabee lu toll ci juróom fukki milliards ak lu topp muy suñu alal ñu def ko ngir Sénégalais yi am carte d'identité am carte électeur. ku nekk fa nga toog war ngaa mën a jot sa carte électeur jot sa carte électeur. justement loolu moom lu jaatu la moom. loolu moom jarul waxtaan. waaye ca ba léegi askan maa ngi koy jàmbat. fichier électoral bi dafa war a aw ci yoon jarul waxtaan ministre. n'est-ce pas. gouvernement moo ko war a def ko war a def. xaj na li ñu mën a waxtaan mooy ñu xool ndax dañuy def bulletin unique wala duñu def bulletin unique. bulletin unique monsieur le ministre. mën nañu wax benn bokk yaakaar nañu déedéet. bokk na ci point blocage bi. beneen point ci blocage. ñu xool aussi parrainage aussi. ñu xool xam nga nag man li ma d'accord. mooy système de filtre moom il faut que mu am filtre. il faut ñu yaxanal parce que boo demee dëkk bu mel ne France am na lu mat 4 téeméeri parti. waay mais kenn du leen dégg dañu def système boo xam ne bii ñii mën a dem nekk candidat député ak candidat présidence de la République dafa am fu ñuy jaar pour mën faa àgg. waay loolu mën nañ koo waxtaanee seet ban système la ñuy def. ba xam kan moo mën a nekk candidat ak kan moo mën a nekk candidat. mais attendez mënuloo koo def di tënk nit ñi ci alal. waay caution. loolu moom luy yàq démocratie ci la bokk. parce que nit ki mën naa bañ a am alal yàlla dénk ko man muy mën a yore réew mi. nit ki mën naa am alal dem nekk candidat gagné te fekk na mëtul yore réew mi. kon alal du loo xam ne lii moom moo war a baare nit ñi pour ñu nekk candidat kooku moom ñun defoon nañ ko ñun ñoo yóbbu caution bi 65 millions bon yooyu yëpp tim ay dañ doon seet rek ay nu ñuy def ba jéem a wàññi candidature yi et cetera mais boobu moom baaxul il faut que ñu teggi ko beneen bi mooy bulletin unique bi yooyu mën nañ ko waxtaanee parce que man je me rappelle à l'époque ak Union européenne gars ñi dañu proposé woon ñu def ay bulletins uniques. mais dafa fekkoon élection yi jàmp bon ñu nekk ci di waxtaan et cetera ba président Abdoulaye Wade sax maa ngi fàttaliku mu naan waaw mu naan ñu ndax yëf yi bu ñu defee photo yi ndax dana leer pour nit ñi mën koo xàmmee consort ba ñu ni ko tooñ ne ko yow rek yaa ci dul réer ndax Senel bi alors yooyu ay problème la woon. bon mais je trouve. bu ñëwaatee ci mbirum dialogue bi. sànq da nga tudd ay points yu am solo mooy caution bi. bulletin unique. dafa mel daal Sénégal moom li fi am problème nga xam ko ñëpp xam ko mooy ku nekk au pouvoir li la arrangé buñ la ko waxee nga ni waa li ma arrangé lay def boo nekk opposition la la arrangé wul woon ngay bëgg ñu koy def dafa mel ni tey bu ñu wax xam caution bulletin unique lépp seenu temps Wade au pouvoir amoon ngeen proposition yi waaye doxul leen ko. ah si parce que ñoom nii ñuy def defuñu woon genn wàll ga dafa amoon comité de veille. boo xam ne mooy suivre processus électoral. waaw américains yi bokk ci. Union européenne bokk ci. léegi mi ngi am de. amul. observateurs yi. ah léegi ñu ngi observé Sénégal ñooñu wax partenaire ak développement. ak opposition ak pouvoir ñoo bokkoon di ko def di toog. bi ñu ñëwee. ñu xayma lépp ne wax ay la yewoon. fichier bi crédible na.
ba pare def ay proposition ay recommandation ne yii bu ngeen ko ci yokkee dana tax mu gën a baax président Abdoulaye Wade à l'époque woo premier ministre am Souleymane Ndéné Ndiaye ne ko lii nga xam ne Union européenne américains yi wax ko partenaire au développement yi pour élection yi baax dama bëgg nga def ko mu ne leen yéen tubaab yi nga xam ne yéen a ñëw di gëstu damaa bëgg nag ngeen topp processus électoral bi ca mbindu ma ba fa ñuy programmer résultat yi voilà loolu Abdoulaye Wade def na ko démocratie la loolu mooy démocratie bi ñu defee élection tim ñu gagné ñu justement ñoom ñu doon kaas loolu di ko xataraayu mu jaral leen lu nekk tey président Macky Sall toog fi ak ñooñam loolu la ñu bañ même ñi ngi wax ne ñi ngi audité fichier électoral bi ba léegi waxuñ ko opposition bi ñoom rek ñoo koy xumtoo loolu nan nga bëggee opposition bi am confiance dama jàpp ni kon daal waa pouvoir ñi ngi roo fi galgal fi ne opposition mais bien sûr ci loolu la ñu nekk mais du sotti mais monsieur le ministre d'État ndax nekku ni lii ngeen jàpp ni naan mbirum caution bulletin unique ndax nekku ni bu dul jël opposition bi rek la ndax élection fi ma sa am yëpp président Sall da koo gañam te li mu teg ci programme moo xam PUDC moo xam plan Sénégal émergent beeg lépp tey askan wi gis na ni président mi ngi amee liggéey yi muy teg waaw ndax nekku ni seen wax yi ay gént la rek 2010 waaw ñun de bañ fi ñëwee dañoo gagné 2000 législatif ñëw ñu gagné municipal ñëw ñu gagné def bilan boo xam ne bi ay la yëwan mosu fee am te boobu la gënoon a jafe ku fi defar tali ci Sénégal gi ak président bu fi defar tali ci Afrique boo sante yàlla da nga sant Abdoulaye Wade ci lu ma wóor lu ma fekkee loo def ci mbay mi da nga sant Abdoulaye Wade parce que ba ñuy ñëw amul benn partenaire au développement bu d'accordoon gouvernement fab xaalisam di ko ci dugal moom moo ko xeex ba loolu am voilà te dafa jafe woon ay at lañ ci perte pour loolu mën a am kon nag léegi neex na nit ñi mën a dérouler ay tali dimbale mbay meeg et cetera mais bu fekkoon ne bilan rek la xam nga duñ fi jógee mais li leen yàqal moom ko ne xam na ko nag mooy lan da ngeen bëggoon a aki moo rek réew mi bàyyi bi jóg na jox doom ji mu topp waaw mais li fi xew nangu nga loolu waaw li fi xew léegi nangu ngeen ni président Wade dafa amoon projet pour jox doom ji Sénégal waaw léegi de moom c'est le Sénégal de Sall pour Faye xam nga boobu moom moo gën a garaaw Sénégal de Sall pour Faye loolu moo am waaw loolu am kon li amoon temps mu président Wade lu pire moo am déggoo li ma Sénégal de Sall pour Faye c'est grave ça monsieur le ministre nga wax ni waaw c'est pas le Sénégal de tous pour tous de voilà ci jeexal opposition bi am ngeen yaakaar ci ni da ngeen mën a daan président Sall 2019 waaye loolu kay moom amul xel ñaar loolu bu gaa yi daal man buñ ñu dégloo suñu xel ak seen xalaat ñu boole ko waaye yow xañ na sax premier tour ñu defal affaire suma waa ji mu jógee fi ci jàmm ak salaam rek borom milliards yi ñu wut feneen fu ñu ko dugal nag voilà monsieur le ministre d'État Habib Sy DTV amoon mbégte si xëy yow waxtaan macha allah gis nañ ni expérience bi waxtaan am na solo vraiment tamit ñu lay gërëm bu wér ndax jot amul yitte yu bari nam te nga may ñu waxtaan wi leen ñu lay gërëm bu baax a baax peut-être bu la neexee loo bëggoon wax loo xam laaju ma la ko ca mu soxal la rapidement waaw xanaa sant gërëm rek di sant seen patron Sidi Diagne Jupiter xam ne papam yàlla na ko yàlla yërëm suma xarit la woon waaye ba may defar sama rajo ba Linguère suñu see moom moo ñu jàppale waay rajo baa ngay dox ba léegi mu doon nit ku baax amoon naa fay xarit ay ñoom Serigne Malick Cissé waaw ñi ngi ànd ba léegi sama conseil en communication wooy ñoom ñëpp ba léegi ñi ngi ànd di wax ne sénégalais yi lii nga xam ne moom la ñu yëkkati muy déggoo opposition mbaam pacte bi pour ñu signé ko xaatim ko ne nii la ñuy demee ci élection yi yéen sénégalais yi ñi nga xam ne sonn nañ te bëgg nañu fee jëlee président Macky Sall jëlee fi APR jëlee fi Bokk Yaakaar ma leen di ñaan ngeen ñaax opposition bi jàppale ñu ba déggoo googu nga xam ne moom la ñu bëgg mu am ci jàmm ak salaam parce que loolu mooy yoon wi gën a gaaw pour daaneel président Macky Sall. te yow tam da nga bokk ci candidat yi war a taxaw 2019 ngir dimbali opposition man daal li ma gën a yitteel fi mu nekk pour le moment mooy opposition bi déggoo jaajëf incha allah kon mi ngi noonu seen émission diisoo la woon ak monsieur le ministre d'État Habib Sy di leen gërëm ci ànd beeg suñuy programme ci seen télévision DTV incha allah beneen talaata beneen gan ñu wéy di yendu ak fanaan jàmm ak DTV monsieur le ministre d'État merci beaucoup. C'est moi, Modou, c'est un plaisir. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.
Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit tantôt, c'est une émission qui est réservée exclusivement à l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. Ce que vous avez accompli et réussi, c'est grâce certes à votre profonde motivation et d'énormes efforts, mais aussi d'importants sacrifices consentis, des heures de travail assidus plus que de laisser aller de toutes sortes de tentations. Un Diola qui ne mange pas de riz, c'est pas. Et un Peul qui ne prend pas de sort ou du lait, c'est pas un Peul. Donc voyez-vous, c'est la représentation. Et ça dénote déjà le type de pathologie qu'il développe. Voilà, le Peul, il prend que du sort, il ne mange même pas son bœuf, donc il est maigre. abni ko tente ba léegi xamagoo sax yi lay raw biram yaa si ñoo ko laay ma joru sale bi gimba deyo jembanga. Grand show, nouvelle saison, ça démarre avec moi ce 27 janvier 2018 à partir de 21h sur DTV. Ce sera magnifique. Il y aura beaucoup d'artistes, plein d'artistes plasticiens. Je vous rappelle que ce sera en direct. Il y aura beaucoup d'invités, des artistes en général, des chanteurs, des musiciens. Il y aura beaucoup d'artistes. Donc je vous invite vraiment ce 27 janvier à l'hôtel à la FIFA et ce sera magnifique avec DTV à partir de 21h. Merci. Peace, love and sunshine. Tata, Nangune Panchinga, they are Kuriva Tata. Nangune Panchinga, they are Kuriva Tata, Panono. Banana Penda, they are Kuriva Tata. Banana Penda, they are Kuriva Tata. Panono. Banana Penda, they are Kuriva Tata. Banana Penda, they are Kuriva Tata. Panono Penda, they are Kuriva Tata. Never Panono Penda. Ndeya kuliva tata panono. Panono penda, ndeya kuliva tata. Panono penda, ndeya kuliva tata. Panono. Panono penda, ndeya kuliva tata. Panono penda, ndeya kuliva tata. Oke nangu ni pahonda, ndeya kuliva.